rajo Futur Média fekk fa Babacar Fall muy dalal sëriñ Laxbib Ndiaye xelam wàcc ci wàllu psychologie waaye tamit mu nekk ci bopp kuréel gi nga xam ne moom la association pour le développement de la psychologie appliquée Sénégal. Babacar, à vous l'antenne, très bon courage, à tout à l'heure à 8h avec ci réew mi yëpp nag li fi xew nees koy jàngatee lan moo war a xew jamono ji ci xelu nit ñi ba fitna gi jéggi dayoo. waaw jërëjëf Babacar, bala may door di masaw waa groupe GFM yëpp di wax ni Youssou Ndour ci métier bi nga xam ne moom lay def àdduna bi yëpp xamal nañ ko li mu mën, xamal nañ ko talent ba reconnaître que partout dans le monde. Et moom it en tant que entrepreneur, en tant que businessman ñëpp gis nañu li mu réussir. Je crois que seen groupe bi mérité wuñu lu mel nii, donc maa ngi leen di masawu. li xew nag jamono yi la war nañu toog xoolaat lan moo xew ci réew mi de manière générale. Lan moo indi li indi lii est-ce que mi ngi soqeekoo ci ni nga xam nit ñi noonu la ñuy doxalee diggante ñoom nit ak nit, ni ñuy doxalante ñoom diggante ak état bi ak société bi ñoom lan la ñu bëgg. li ma yaakaar ni moo indi nii am na ay lu ko tubaab bi naan frustration ay nit ñi loo xam ni métti na leen. xam nga jamono yi ñoo ngi ci jamono Covid bi nit ñi génnatuñu maanaam lekk jafe na, naan jafe na, déplacement jafe na, mais yooyu aussi nekk na yoo xam ni feebar bi moo ko fi indi. mais est-ce que loolu moo tax ñu agsi fii? yaakaar naa ni bokk na ci nekk comme facteur waaye du loolu. waaye li sooke kii mooy affaire yi nga xam ne moo amoon ci politique bi moo indi yenn réaction yi nga xam ni moom la ñuy gis ci mbedd mi. maanaam lii élément déclencheur la rek. lii élément déclencheur la rek. dafa fekk ay frustration yu bëri yu am yoo xam ni aussi gérer wuñ ko maanaam niñ ko war gérer mooy maanaam. ñu xam ni parce que problème bala muy am dana la woon ay signes su la wonee ay signes yow da nga war jël sa ay mesures yoo xam ni daf lay permettre ñaar soit nga su problème bi ñëw du fekkee loo xam ni mënoo koo teemu ñëw su ñëwee nan nga koy gérer du fekkee loo xam ni mën nga fexe ba loolu du agsi nga am ay techniques yoo xam ni nan ngay fexe ba loolu bala muy agsi nga li ñaan nga rey ko à la source ba du ñu agsi fii waaye nit ñi soo leen gisee ni ñuy doxaleeg yooyu am na lu ñuy metti donc nit ñi am na leen metti nguur gi aussi am na benn reproche boo xam ni aussi nit ñi noo ngi koy def moo tax société mais soo xoolee nit ñi pratiquement fii lekk yeeg naan yi nekk rek la ñu yàq donc loolu war na xam nit ñi ban état d'esprit lañ toll ak ba nga xam ni ñi nga xam ne ñoo jiite ñu jéem a bàyyi xel ci loolu. somme de frustration xëy na nee nga mbas mi bokk na ci mais bu dul mbas mi seulement lan la war a doon gouvernance wala yooyu yëpp mi ngi ci loolu ak wala leneen ak leneen. yooyu yëpp mi ngi ci parce que xëy na ni politiquement li ci terrain politique bi ni ñu nekkee ni ñu doxalee ak pour tudd mbir mi affaire Sonko bi am na ñu bari ñoo xam ni rafetlu wuñu ko. pour ñoom rafetlu wuñ ko dañu am maanaam fu ñu koy teg di wax par exemple lii dañuy comparer daal dañu naan lii su xew bi mu xewee lii lañ def bi mu xewee lii la ñuy def te donc amuñu benn explication bu ñu leen jox dañ leen di wax rek su amee ñoom nii la ñuy def alors que war nañ leen expliquer lu tax li su affaire Sonko bi lu tax mu jaar nii beneen affaire lu tax mu jaar nii beneen affaire aussi lu tax mu jaar nii donc suñu gisee ni dafay am ay standards yu bokkul. su boobaa nit ñi dañ koy interpréter comme injustice et suñ koy interpréter comme injustice doo kenn mënatu leen téye maa ngi wax ni expérience dëkk yu mel nii man fekke naa Côte d'Ivoire fekke naa Libéria fekke naa Kenya bii ñuy wax fekke naa Île Maurice yooyu yëpp maa ngi fa woon bi maanaam trouble politique yi nga xam ne élection yi mi ngi koy indi ñaare nit ñi du fekkee état bi maanaam amul joxul attention nit ñi seen ay frustration nit ñi li ñuy wax dégluwuñ ko jéemuñu ko régler wala di bàyyi rek noonu muy dem généralement day dem ba moment boo xam ne nit ñi suñuy agir duñu maanaam dara du leen téye. est-ce que ci àddina am na état gouvernement boo xam ni matal nga lépp nit ñi soxla yëpp ñu ngi koy am est-ce que am na ci àddina. amul fenn. amul benn gouvernement même gouvernement américain moo tax bëggoon a laaj itam responsabilité ñi politique ñi far fii ak ñi far fële
du ñuy faral di joxoñ opposition bi mais est-ce que opposition bi ruubewul askan wi pour ñu toje ko yàq itam. mais loolu la ñu gis ci seen i kàddu. loolu la ñuy gis parce que am na ñoo xam ni pour régler problème bi ñoom amuñu solution ñun li ñu gëm mooy démocratie mooy dëkk bi képp koo xam ne war nga fi yor dara ci nguur gi élection moo la koy jox waaye da ngay gis ñoo xam ne sama ay moroom yoo xam ne récépissé la ñu am rédaction ñu dem fa nekk di wax te jour élection su amee soo seetee histoire élection yi nga xam ni moom laa fekkee ci Sénégal te am ci tuuti ay études yu ma ci def ñoo ñëpp mosuñu participer benn élection donc dañuy yaakaar ni su amee théorie du chaos bi su amee li nga xam ni moo xewoon ci yenn pays yi am conférence nationale yeeg yu demee noonu ñoom ñu mën ci am position kooku mooy parti ñi nga xam ni côté opposition bi côté pouvoir bi aussi mooy maanaam bayal bi benn problème dafay am na problème boo xam ni am na au point de vue politique jàpp nañu leader nit ñaa ngi di ñaxtu ñuy bàyyi doo leen dégg ñu wax doo leen dégg ñu defuñu dara su boobaa nit ñi day mel na ni dañ leen di moquer donc que ñoom wan leen ni ñoom li ñu jël ni problème seen problème pouvoir bi jëlu ko en charge ñoom aussi ñu wut ay moyens yoo xam ni pour ñoom noonu mooy meilleur moyen yi pour régler seen problème et parmi leen ci muy violence bi donc homme politique yi ñoom ñoo war a am. mais Laxbib est-ce que ñàkk am li nga bëgg ci saw dundin war naa tax nga toj taal. non kooku moom dara mënu ko justifier. dara loolu nag lañ bëgg a xam luy saafara si. loolu dara mënu ko saafara si mooy nga gëm sa bopp gëm sa réew gëm ñi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi man dama gis koo xam ne tey jii yaa ngi waxu magistrat yi amul justice bi ñuy wax ci dëkk bi amul ñu leen ëpp xam-xam fii ñu leen ëpp diplôme ñu leen ëpp jàng soo gëmul magistrat sénégalais yi ban magistrat moo lay juger lay laajte du fekkee respecté woo policiers yi respecté woo gendarme yi respecté woo militaires yi muy force de défense yi wax ma yow soo amee problème seen koñ wala seen kër ndax di nga dem police ndax sa kersa war na la may nga dem police te yow bërki dem yaa ngi woon yore ay xeer donc nit soo nekkee ci société da ngay gëm valeur yi fa nekk fii démocratie la ñuy wax état de droit donc loolu mooy su ñu ñaar amee problème ñu dem fi nga xam ni wolof sax bañ na ko ba tudde ko mbaxane fi mu nekkee benn donc fi nga mbaxane nekkee benn ñaar mooy am ay institutions yu mel na force de défense et de sécurité yi nga gis yenn taxawaay yi nga xam nit ñi dañ koy taxaw loolu nekk na loo xam ne lu ñaaw lu jaaduwul donc loolu dañ ko war a arrêter maintenant terewul ko am sa frustration su la neexee nga dem sa autorisation marche su la neexee nga organiser sa parti politique marche su la neexee nga seet moyens yi nga soxla ni yow lii soo ko defee ñu dégg la wala sa problème saafaru nga def ko mais sans user de la violence parce que li tax ma leen di avertir mooy lii ma gis fii mu door moo gis sous région bi gis ngeen situation Mali bi ba léegi du mos a normal gis ngeen situation Niger du normal gis ngeen nord Nigéria gis ngeen Libéria gis ngeen Sierra Leone et cetera pour bañ a tudd yeneen dëkk yi donc nañu fexe ba bañ a di woote parce que gis naa ñu bari ñi nga xam ne sax ñooy woote nekk ci réseau dëkk yooyu nga lim yëpp politiciens yi ñoo ko taal. Politiciens yi ñoo ko taal te suñ ko taalee ba pare li ci ëpp seen ay doom nekk est-ce que askan wi waru ñoo yeewu ci topp politiciens yi nga xam ni jël nguur képp moo leen yitteel ndax ñii fi toog ci réew mi bañ nekkee ci opposition bi dañ leen yëkkati ci kaw te kuy nekk ci opposition di laaj réew ñii xeexal la boo jotee ci nguur gi ñëpp xam ni say limite lii la ak lii est-ce que jotul askan wi yeewu bañ a topp ndiiraanu politiciens yi ñu leen dugal ci guute ay bakkan di xam nga xale yi dee démb mënoon naa ñàkk lu metti la nit ñi ñoo war a am xel xam ni suñu wootee manifestation doo fa gis benn jabaru wala doomu politicien wala jarbaatu politicien dañuy fay seen ay nervi ñu leen di garder mu nekk côté bu mu mënti doon doo mos a dégg ñu ni nañu wootee meeting wala ñu wootee marche ba nga gis seen jabar ak seen doom kooku mooy benn ñaar mooy da ngay marche toog taal suba ba ngoon soo demee nga mel na man dem reere cere ak ndox léegi yow sa marche bi lan ban njëriñ la am sa yàq bi ban njëriñ la am soo dee élève wala étudiant demoo jàngi woo
bala ngay am diplôme yoo ko waree am 4 ans nga am que 6 ans 7 ans ñoom seen doom yaa nga à l'étranger suñu ñëwaatee nekk sa chef jiite la yow war nga am xelu xam ni lii kat du ma ko defee su ma jàngulee man damay nekki surga donc te éducation mooy li nga xam ni mooy maanaam yëkkati nit koo xam ni yaa ngi nekkoon baadoola wala ku ñu considéré wul soo amee xam-xam yi mooy tax ba nga bokk ci nit ñi. donc nit ñi war nañu yeewu. mais éducation boobu ba léegi lu tax mën dugg ci xelu nit ñi fan la défaillance bi nekk ñan ñoo waroon a wax te waxuñu ñan ñoo waroon a sensibiliser wuñ. mais ñëpp da nga koy commencé ci kër yi da nga koy commencé ci kër yi parce que vidéo yi ma gis biig ba léegi damay gis ñu naan ay élèves yuy marche élèves primaires yuy marche. ay élèves secondaires. loolu moom mërirandoo la rek mërirandoo. waaw mais moom laa la wax damay laajte ñii ana seen papa ana seen yaay nan ngay juree doom situation pays bu mel nii yow téewoo ko ci kër gi wala demoo ci buntu école am jël ko yóbbu ngay toog ñuy koy vidéo ñuy wane naan diw ak diw su deewee yaay perte. am na élèves yooyu de xamuñ sax li xew. am na yóbbaale rek. dama leen di wax 2012 ñaata mort moo fa amoon 12 morts yi wax leen ma kan la seen. papa wala bàjjen wala nijaay nekk ci gouvernement bi kenn ku dee yaay ñàkk sa bakkan yow ak sa ay mbokk ñii di wax parce que réseaux sociaux yi ñi ngay gis ñi ma gis ñi koy animé ñëpp nekkuñu Sénégal Canada lañ nekk États-Unis France ñoo yénnee ay vidéo ay photo naan Pikine tàkk na waa Géejawaay jóg leen waa Géejawaay tàkk na waa Ndar jóg leen et cetera ñoom nekkuñu fi na ngeen seet bu baax seen tur ñooñu su tàkkee ñoom duñ fi ñëw. am na ñoo xam ni seen jabar nekku fi seen doom nekku fi dara nekku fi donc ñun ñi nga xam ni amuñ fu ñu jëm te fii lañ nekk ñoo war a xool ba xam ndax lii jar na ko beneen bi aussi mooy actuellement dafa mel na Sénégal dañu nangu ni médiocrité intellectuelle dafa bokk ci maanaam dañuy seet ñi nga xam ni ay boole puy de lañu mu ngeen baal ma ci terme bi ñooñu actuellement ñoo yor buzz yi ñooy nekk ci média yi ñooy nekk ci ñu tekkiwul dara daal maanaa di wax di saaga di xas gor ñi di soo jàngee wala nga wax bokkuloo ñoom ñu wax la wala wax ju ñaaw yaakaar ni yow da ngay ragal beneen bi aussi bi gën a garaaw mooy gis ay intellectuels yoo xam ni tuddee seen bopp ay professeur d'université ay nangam suñu waxee da nga leen di xeeb da nga yaakaar ndax ñii mos nañ dem école lenn rek la ñu xam Montesquieu a dit nangam maanaam amuñu benn fierté ñoom yaakaar nañ li ñu jàng yëpp comme niñ leen ko jàngale 16e siècle 17e ñoom colonisation intellectuelle ñoo gën a garaaw koo xam ne xam-xam gi dafa xaay kooku moo gën a garaaw ko xamul dara ndax ko xamul dara sax mën nga ko jàngal ba mu xam. léegi fu ñu jëm bu ñuy war a jàngale xamuñ dara. fi ñu jëm nag mooy lii mooy état de déliquescence mooy maanaa dara kenn dootul respecté dara. askan wuy ruus. dama gis ci yenn dëkk yoo xam ne du ma tudd parce que pour ne pas am ay incident diplomatique xam nga lan moo fa xew quartier bu nekk da nga am sa sécurité dëkk bu nekk da nga am sa sécurité maanaam manifestation su amee exemple Médina waa Gueule Tapée ñoom dañuy teg soo rombee foofu ñu rey la li ngeen di dégg ñu naan am na manifestation yaa 40 morts 100 morts 200 morts du si manifestation yi de mooy maanaam dañ naan ku romb ñun suñu quartier dañ lay rey ñoom amul jàpp amul leneen est-ce que dañu bëgg Sénégal àgg foofu su fekkee bëgguñu Sénégal àgg foofu. xam naa ñoo xam ne nee ñoom tey dañuy xëy uti ngànnaay ut permis de port d'arme jënd seen fetal def seen poste. mais man am na ñoo xam ne wutuñu loolu sax am na ñoo xam ne man commencé nañu di wut seen ay pexe yoo xam ni daañu défendre seen bopp défendre seen sécurité fu ñu jëm état bi moo am responsabilité assurer la sécurité des biens et des personnes mooy d'abord dëkk gi te état bi aussi dafa war def tous les moyens à sa disposition pour assurer la sécurité des biens et des personnes parce que benn góorgóorlu bu mel na man am sa benn oto lépp que 10 millions war ko fay 10 ans benn waaye jënd 1000 francs essence taal ko mu jeex après ñu ne non révolution la yow sa bopp di nga toog rek ni non da ngay toog rek di xaar nga yore sa benn business boo xam ni amoo prêt état amoo prêt dara da nga jël di benn di korkoral ba mu am benn waaye ñëw dugg fa sàcc yëpp toj foofu après ñu ne non na jàmm am jàmm ñi nga xam ne ñooy woote tey violence damay bañ suba su jotee
su violence bi dalee ci kaw ñu war ñëwaat ci rajo bi nañ leen défendre loolu moo xewoon dëkk yi mu bañ a tudd moo fa xewoon maanaam dañoo dem ba violence bi retourner ci ñi nga xam ni ñoo indi woon violence bi et loolu la mu fa indi xam ngeen ko xam ngeen yan dëkk lay wax. ñiy attaqué ay oto jàmbur sous prétexte que dañuy défendre état de droit di agresser ay nit est-ce que mënuñu am beneen lecture couvre-feu beeg mbas meeg yooyu noonu amatuñu lu ñu def léegi nag. ñu profité ci situation bi yooyu yëpp moo ko favoriser mooy maanaam couvre-feu bi et puis quoi qu'on dise nañuy waxante dëkk bi metti na am na ñoo xam ni ci maanaam situation bi mu nekkoon sax daawuñ ci génn noonu. defkat yi par exemple. defkat ñaaw yi waaw léegi seetal ñi doon agressé sax amatuñu ñu agressé ndax ñi ngay agressé ñoom amatuñu. donc kuy dox yaa ngi dox branba donc situation économique lu metti la. loolu responsabilité gouvernement bi la ak état bi mu indi solution ci loolu beneen bi nga xam ne mooy responsabilité ñun ñëpp mooy ku nekk na nga toog xool sa bopp xool sa kër xool sa doom seet ndax lii ngay seetaan di tàccu du fekkee yow la arrivé mu arrivé sa jarbaat wala sa yaay wala sa papa ndax loolu dañ la neex loolu ku nekk war nga ko toog xool maintenant ku nekk nag na décider pour boppam décider pour famille am décider pour vie am waaye lenn laa bëgg wax jeunes yu bëre ñii ngeen gis ñu nekk ci réseaux sociaux yi naan nañu taal diw fii place bi tàkk na ñëpp nekkuñu Sénégal ñëpp laa la wax am groupe yooyu ngeen gis yëpp ak tur yooyu kenn nekku fi donc ñoom dëkk bi tàkk ak ñàkk tàkk seen yoon nekk fi ndax ñoom choisir nañu génn réew mi dem donc politiciens yi nekk fii nañ ñu dimbali ngir yàlla war a suul yi ñu seet li nga xam ni moo jaadu ci réew mi ñu doxal ko. Ousmane Sonko jour élection présidentielle 2019 woote woon nañu attaqué RFM ak TFM jamono jooju ndax résultat yi doon joxe mënuñu ñu songuñu moom ak opposition bi ak ñi faree sax ci nguur gi boo gisee yu ni mel li xew démb ci RFM ak l'Observateur attaques yi déggoo ci kenn yëkkati ci kàddu. waaye loolu politiciens yi la waaye ñi nga xam ne ñoo war a tëddee njaaxaanaay ñu leen wooy société civile rawatina association des droits de l'homme ca boobu ma lay wax ni ba ne Sonko ne nañu attaqué fii déggoo leen ñu wax bii gi tam ba léegi ñoom ñëpp ñu ngi cell di layam yi mel ni am lu nu ak péete wala ak ragal ci yëf yi société civile bi itam est-ce que deesu ci wax non xam nga Babacar dëgg gi tey ñu wax ko xam nga mooy lan am na ñu bëri dañoo yaakaar ne mbir mi su tàkkee ba toj day am gouvernement de transition ay institution de transition gis naa ko commencé nekk ci internet bi ñoo ngi préparé wut ay veste yaakaar ni dañuy bokk ci yooyu comme ça s'est passé dans les autres pays détrompez-vous li ngeen di yaakaar ni loolu moo fi am ba taxu leen les violences là du ngeen ko condamner ça va se retourner contre vous et puis démocratie la ñu nekk la démocratie c'est pas la société civile ce sont les partis yi dem compétition gagné ñooy exercer pouvoir bi même suñu amee ay divergence ay confrontation c'est pas maintenant li ko waral mooy la plupart aussi de ces sociétés civiles yàlla na ma yàlla baal c'est des agents de l'étranger dans beaucoup de pays soo bokkee société civile tu t'enregistres comme agent de l'étranger ndax koo xam ni yow dara loo xam ni donc doo ko teg sa loxo ni lii ñoo ko tabax pour réew mi wax rek séminaire nit ñi war nañu yeewu ci loolu citoyen ñëppay citoyen du président de la République jusqu'au dernier Sénégalais né à cette heure-là mooy citoyen ñu jël concept de citoyen galvaudé mel na ñoom ñooy citoyen ñeneen duñu citoyen jërëjëf Laxbib Ndiaye psychologue jërëjëf Georges Déthié Diop jàngeen jëf mbokk yi ci ànd beek ñun ñu ziar ñëpp xabaar yi léegi mu jot ñuy gërëm Astou Mbène ak ñi mu toogal ñu yendoog jàmm